bokk na ci li ci gën a fës démarrage dépôt dossier candidature pour législative yi mu mel ni nag atmosphère ci direction élection yi day mone ni rek ñu bëri ci mandataires yi jotaguñoo def boobule déplacement waaye nag am nañ ba samedi minuit di délai bi nga xamante ne rek moom la ñu am ngir motal lu ñu mel ca Kaolack moom monde rural bi dina génn ci mbedd bi ci fukki fan ak ñeent ci weeru mai ngir rek fexe ba nguuru Sénégal libéré leen si juróom-ñaar fukki milliards yi nga xamante ne diggoon nañ leen ko ngir campagne agricole bi amul benn acte bu ñu jàpp ni rek defagum nañ ko te li nga xamante ni moo di hivernage bi léegi mu egsi tax nag ba ñu tiit lool ci disponibilité semence yeeg engrais yi ci yoon. ñu wax ci procès élèves yi lycée ci bu Karang bi nga xamante ne verdict bi tombé na auteur coup yi ak ki nga xamante ne rek moo doon filmer li ni mel dinañ leen tëj lu toll si juróom-benn tëj nañ leen lu toll si juróom-benn weeru kaso yoo xamante ne benn weer bi dañ koy tëdd ak itam amende bu toll si 1 million ak xaaj boo xamante ne rek war nañ koo fay ñaareelu pàcc xibaaru bitim réew lay doon ne suut ñu faram fàccal leen ko. Zik FM. ñu dooree bile xibaar ak démarrage dépôt dossier candidature législative yi ci direction générale des élections mën nañ wax ni démb nag fii dafa defoon tekk ñu bëri ci mandataires yi jotuñoo def bile déplacement waaye nag suñu sukkandikoo ci loi bi coalition ak entité indépendante yi dañu war rek procéder ci li nga xamante ne moo di notification tour seeni coalition wala entité yi nga xamante ne rek moom la ñu nekk laata ñuy def dépôt dossier yi ci veille bi. mën nañu wax ni nag am nañ ba samedi minuit di tey jii rek ci minuit ngir notification yi waaye nag su lu ñu mel weesoo amul benn dossier de candidature boo xamante ne dinañ ko nangu ñu teewlu ci loolu compte rendu Abdoul Aziz Sow Dabakh. gis ay mandataires yu ñoo ngir déposer dossier jafe lool commission bi jël dossier candidature yi ñeer législatif yi mu ngi xaar depuis suba ba tey. malheureusement depuis 8h ñu ngi fi mandataires yi ñu ngi waroon commencer déposer à 8h30 mais ba fii ñuy waxtaanee benn mandataire rek a fi teewagum pour déposer. déposé gul parce que mu ngi def quelques réglages techniques. ci fukki coalition wala entité indépendante yu waroon a déposé tey jii ñaar rek ñoo fësal seen turu coalition wala entité te moo ne day lii dañ ko war a def laata ñuy déposé seeni dossier. bu ñu ñëwoon te defuñ li ñu war a def la veille moom juridiquement mënuñ déposé. loi bi dafa ne pour coalition parti yi ak entité indépendante yi bala ñuy déposé seen dossier dañ leen war a xam. fii ak kon notification amul dépôt du mun a am ñu am kon ba samedi ngir mën a fasal seen turu coalition wala entité. mais taxul ñu gën ci course bi mun nañ notifier ba samedi à minuit su nekkee ne dimanche la ñuy déposer. fii ak samedi ci 0h ku ko deful doo mën a déposer say dossier te kon it doo mën a bokk ci législative yi. Abdoul Aziz Sow ñu wax ci leneen xeex ñàkk kaaraange bi ci VDN 3 tax nag ba ndaw yi nekk ci commune bu Waxinaan Nimzaat xarit am di jàmm wala sax mbokk Oumar Alay Diop di ndaw bi nga xamante ne rek dañ ko faat ci VDN 3 bi di amal benn rassemblement bu rëy tey jii foofule ca Guédiawaye ñuy sàkku rek yoon def liggéeyam ci faatub Oumar Alay Diop boobule tey sàkku rek ci autorités yi ñu jël ay mesures yu mucc ayib rek ngir xeex insécurité wala sax ñàkk kaaraange bi nga xamante ne moo lëmbee foofule fas yéene nañ tamit organiser beneen marche départementale ci week-end bi ñu dëgmal Aliou Badara Ndiaye di kenn ci ñi nga xamante ne rek ñoo organiser boobu les rassemblements ci micro Younoussa Baldé. mu nekk ray bu métti lu méttee donc nag ñi ngi lancé message que justice soit faite pour Oumar Alay Diop ñi ngi wax autorités yi ñu jàppal ñi nga xamante ne ñoom ñoo def du ñaaw ji le plus rapidement possible loolu la ñuy demandé ñun jeunesse bu Guédiawaye déjà demee samedi ñi ngi def benn rassemblement fii ci SDE bi Waxinaan Nimzaat ñu ngi ciy woo bépp doomu Guédiawaye mu ñëw soutenir ñu ci li nga xamante ni moom mooy ci li ñuy def parce que lii dafa metti ñun duñu ay mala ñun waa Guédiawaye ñun duñu ay mala encore une fois autorités yi nañu jàppale ñun dañ leen di jàppale bañ toog ci poste yu ñu yor mais après dara lii dafa yomb tronçon wu Mali bu Mbottiwaan Pël ñu taalal ñu lamp yi utal ñu sécurité yi loolu yaakaar naa dafa yomb kon galal nañu ko defal te jàppale ñu loolu la ñuy ñaan que justice soit faite pour Oumar Alay Diop. ñu wax ci leneen procès wu ndongo yi nekk ci lycée bu Karang mu mel ni nag verdict bi mujj naa daanu auteur ki nga xamante ne rek moo doon dóor waa classe am boobule ak ki nga xamante ne moo doon filmer scène bi yëpp tëj nañ leen lu toll si juróom benn weeri kaso yoo xamante ne benn weer bi dañ koy tëdd ak itam fay amende boo xamante ne toll na ci 1 million ak xaaj Alassane Baldé.
ñaari ndongo yi di ay xarit di wuyoo ci turu Ibrahima Diaby ak Baaxa Gaye nag ñoom teg nañ leen daanu benn weer bi ñuy tëdd ci biir kaso bi loolee le tribunal daal di dogal jëm ci ñëw gannaaw seen atte tribunal correctionnel bu Fatick nag daal di daan ñaari ndongo yooyu lay nekk ca lycée bu Kaxang mi nga xam ne nag dañoo daal di làpp benn ci seen ay ñooñ ci seen yoonu l'école vidéo boobu di wone ni ñuy dóor boobu le xale bu góor nag doonoon lu viral lool ci réseaux sociaux yi ba tax lu bëri ci askan bi daat koy ñaawlu ñu gis ni kenn ki moo doon dóor moromam keneen ki di ko daal di filmer ndogal bu ni mel nag ñi ngi ko jël tey gannaaw juróom benn weer yi nga xamante ne nag sàkku nañ ko ñu jàpp ni benn weer dong la ñuy daal di tëdd ca kaso ba lu weesu daan yooyu tribunal bi xam le ne nag daañu fay ndàmpaay ki nga xamante ni mooy Modou Lamine Sankaré lu toll $1 million ak genn wàll ci suñuy koppar ci wàllu administration boobu le lycée nag ñoom conseil de discipline bi nag jël ndondogal ni du dàq ca l'école ba yooyu la ndongo bañ ñu daan leen ñaari yoon. Assemblée générale information bu ñi nga xamante ne ñoo doon liggéeyee ama Sénégal SIAS ak SOTRAC booloo rek ci benn collectif di nakarlu li nga xamante ni moo di ñàkk respecté engagement bi nga xamante ni nguur gi jëloon na ko ci élection présidentielle 2019 ñu jàpp ne nag Macky Sall lim leen digoon si campagne am boobule ba léegi defu ko suñu sukkandikoo ci secrétaire général bu boobule collectif fii ak ay fan yu néew dinañ nag dérouler beneen plan d'action ngir fàttali autorité yi seenu liggéey bi nga xamante ne defoon nañ leen ko waaye nag ñu ngi woo itam président de la république ci mu gën a bàyyi xel seenu préoccupation boobu la nga xamante ne soxal na leen loolu ñu jugee Dakar utali fi nga xamante ni moo di Kaolack di capitale bassin arachidier foofu nag mu mel ni monde rural bi ñu ngi xaarandi ak impatience li nga xamante ni moo di enveloppe bi nga xamante ne njiitu réew mi wala sax état bi digoon na leen ko pour campagne agricole bi ndax nag saison des pluies bi wala sax nawet baa ngi egsi te nag budget bu juróom ñaar fukki milliards bi nga xamante ne gouvernement bi annoncé woon na ko ba fi mu toll nii nag gisaguñ ko paysans yi nag ci seen bopp jàpp ni tiit nañ loolu ndax nag ba fi mu toll nii jotaguñu li nga xamante ni moo di seenu semence wala engrais te nag yëf yi taxaw na ne kët ne John ñu teewlu ci loolu Fatou Pen di porte parole bi ci micro Aliou Kane di suñ correspondant bi nga xamante ne moo nekk Kaolack. te kenn yoru benn jiw bon na gouvernement bi ministre bu yore wàllu mbay mi nañu jàppale jox ñu jiw tam teel jox ñu engrais tam doy mbay mi nag su xamul engrais jaru sàngaay bay nju mbay mii nañu yokkal xeebuñ nag waaye nañu yokkal jiw te teel ñu koo jox te jox ñu engrais matériel bi yàgg na màgg na mooy machine yi ak machine yi yooyu yàgg na soo si jiyee sax doo sax te bëriwut itam. Guyar Sarr di benn village bu nekk ci diggante commune bu Ngay Dile ak Gen Sarr ci lu toll nag ci juróom-ñeenti kilomètre bët gànnaaru département bu Louga boobule village mujj naa am nag wala sax géntam bi nga xamante ne yàgg na ci moom di fexe ba am rek collège de proximité mujj naa antu ndax nag pose première pierre bu établissement d'enseignement moyen bi nga xamante ne dina laa lu mu néew fanweer rek ñaari localité mujj nañ koo amal si jeextal bi. wala sax lu ni mel nag dina am yaakaar ni dina tax ba xale yu bëri nga xamante ne dañ doon teel a bàyyi seen jàng ndax ñàkk fu ñu dem dina dakk ndax nag dinañ mën a wéyal seenu jàng ba nuñ ko bëggee ca conseil départemental bu Louga. ay fisu boobule localité ak ñeneen ñoo xamante ne rek ay defkatu lu baax la ñu fexe nañ rek ba réaliser boobule projet ñu teewlu ci loolu député bi di Amadou Mbéri Silla di itam président bu conseil départemental bu Louga mi nga xamante ne rek moo doon amal pose première pierre bu boobule lycée ñu teewlu ko ak suñu correspondant bi nekk ci Louga Galay Silla. ñun waa Guyar Sarr ñun man amoon naa élève boo xam si egg na ci bëgg a bàyyi jàng ndax amul fu mu nekk. jafe-jafe bi leen nag mel na lu saafarawu ndax conseil départemental bi teg na fi xeer wu njëkk ngir tabaxal ab CEM élèves yi nekk ci fanweeri dëkk ak ñaar yi nekk ci commune bu Ngën Sarr bile Mayoro Dia moo fi teewaloon IEF bu Louga. may sargal monsieur le président du conseil départemental monsieur Mbéri si initiative bii mu jël bëgg dimbali waa population de Guyar pour ñu am école ak pour les bonnes volontés yi nga xam ne ni ñoom ñoo regroupé autour vraiment de la population de Guyar pour leur permettre tey ñu atteindre objectif bi. Ibra Top di maire bu Ngën Sarr ne wokkatu la bu daje ak gestu. bi ñu ma defee délibération bi yàgg na mais on cherchait un partenaire
pour réaliser œuvre bi lii nag lu am solo la parce que dañ ni njàng moo nekk ci base du développement bi yëpp parce que lii CEM de proximité la. Amadou Mbéri Sylla mi door liggéey bi kaddu yi la fa yëkkati. dinaa contribuer 12 millions mur bi plus 2 salles de classe benn bonne volonté bu nekk ci dëkk bi ni ma danañu may 3 salles de classe muy 5 salles de classe te xam naa ne maire bet du nu bàyyi parce que maa ngi def adduction d'eau aussi ci dëkk bi am na facture yu ñu ma jox pour ma fayal leen adduction d'eau te loolu pare naa. waa Guyar Sarr nag amaloon tamit ab xumuteef profito ci ndaje ma joytul dëkk yi nekk ci tund wi wàllum courant wane mbégte tamit ci machine wàll bi leen député bi indaaleel Galaye Sylla Louga Zik FM. Galaye Sylla ñu jóge Louga utali Ziguinchor juróom-ñaari fan ci weeru mai atum 2012 juróom-ñaari fan ci weeru mai atum 2022 mu nekk fukki at bi ki nga xamante ne moo di ancien international sénégalais bi di Jules François Bertrand Bocandé génne àdduna ak léegi moom nag mu ngi faatu ci atum juróom fukki at ak ñett ca Metz ca France ginnaaw rek feebar bu ko tëraloon tey ji nag ci samedi bi nii